Décortica santé. ñu ngi am mbégte bu baax a baax di leen dalalaat ci seen émission Décortica santé numéro bu bees fii ci ITV nutrithérapie nekk une branche de la médecine maanaam loo xamante ne dafay jàppale bu baax a baax ñi nga xamante ne dañoo am diabète wala sax ñi nga xamante ne dañoo am yeneen feebar am ay jafe-jafe ci wàllum faj bi. nutrithérapie mën nañ ko définir comme li nga xamante ne mooy faju ci li ngay lekk dinañ ci waxtaan ci kanam ak nutrithérapeute bi di docteur Kéba Tamba waaye balaa ñuy dalal suñu gan dañuy seetaan benn témoignage koo xamante ne cela fait 16 ans maanaam fukki at ak juróom benn mu am diabète te tey ji mu ngi sant yàlla bu baax a baax lépp li ko waral mooy nutrithérapie ñu seetaan élément bi dellu si waat. dem naa ci structure hospitalière yu Ndakaaru yi mais amul benn sori bi ma demee ba nga xam ni partout fu ma dem diabète bi mënul fexe wàcc c'est là commencé dem di seeti clinique yi clinique ba ma fa demee tamit am des spécialistes ñu muy suivre mais boobu ba léegi tamit amul résultat bi ma demee dem ba jamono toog nga xam ni li ma yoroon lépp def naa ko ci ndax 19 ans ngay xeex médicaments yi efficace tul piqûre jot na ko mais piqûre yi tamit dem na ba man maa sentir ni lii ça va pas donc dem naa ba découragement am na ndax xam naa conséquences yi ndax j'ai parlé des diabétiques yoo xam ni conséquences moo leen rey. bi nga xamante ni dem naa ba la situation finale alors moment où may bind sama testament pour def ci loolu ndax xawoon naa ba jël yii suuf may ko samay doom def samay jarbaat képp loo xam def naa ko. 19 ans yi nag yëf yi évolué wul danu bu jàpp samay bët ba 30 ma samay bët gumba gisatuma dara léegi ñu may omat. tey waxuma la dara sentir tan bu baax waaye imagine toi koo xam ni 70 ans chaque jour nga def 2 heures de marche wala 4 heures de marche mais loolu moo la wëndalu. comme nu ma leen ko waxee sànq tey nag ñu ngi dalal ki nga xamante mooy nutrithérapeute bi di docteur Kéba Tamba docteur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Adama kontaan ci invitation bi yaakaar ni waxtaan bi dina amal njëriñ sénégalais yi ci sujet bi nga choisir pour ñu mën ci échanger tey. ñun tamit ñu ngi am mbégte bu baax a baax di la dalal tey ci Décortica santé docteur diabète gis nañ ne problème bu mag la problème de santé publique la ci Sénégal sonal nañu bëree bëri diabète mooy lan ci fàttali rek ak lan moo koy andi. waaw diabète dafa doon maladie boo xam ne feebar boo xam ne dafay dal nit ki bu demee ba yaram bi mënatul togg suukar si ni mu ko waree togg. parce que yaram boo gis dafa am lu ñuy wax pancréas bi mooy defar lu ñuy wax insuline boobu nag moom mooy ndox boo xam ne moo nekk suñu yaram fu suukar bi yegsee rek moom moo koy jéem a wàññi. pour mën bàyyi yaram bi mu nekk ci état boo xam ne waaw moo koy réguler pour mu yaram bi mën a nekk ci état de santé bu normal. léegi bu nit ki demee nag fekk li muy lekk dafa doon loo xam ne day yokk suukar si ba yaram bi dem ba ñàkk kattan boo xam ne moom lay toggee suukar si day commencer di jóg ci deret bi te bu yéegee nag ci deret bi moom la ñuy ne diabète am na ci nit kooku. parce que su yaram bi mënatul wàññi suukar soo xam ne moo ci nekk moo tax suukar bi di des te ëpp ci deret bi daal. loolu la ñuy tuddee diabète daal. mais pour tënku ko daal de façon très simple ak de façon peut-être wax boo xam ne ñëpp mën nañ ko dëgg. diabète mooy suukar su fees del ci yaram bi. ñu gis ne ñi nga xamante dañoo am diabète le plus souvent seen traitement bi day am ay yenn jafe-jafe yi. ba am na ci ñoo xamante sax dañuy am recours ci beneen alternative ñu koy wax nutrithérapie. amaana ñu bëri xamuñu ko Sénégal mais lan mooy nutrithérapie. waaw nutrithérapie dafa doon science boo xam ne yàgg na sax science bi boo xam ne peut-être nit ñi xamuñu ko parce que boo gisee gëstu ci nutrithérapie dafa doon ci loo xam ne mooy ferñeent yu gën a tuuti ci loo xam ne moom la nit ki di lekk. te ferñeent yooyu doon na loo xam ne presque ñëpp mën nañ ci jot moo tax xëy na intéressé wul torop médecine bi pour ñi ñi war ci gëstu parce que boo gisee lu ñuy wax vitaminothérapie mooy loo xam ne fajul ak vitamine wala boo gisee lu ñuy wax aromathérapie loolu pharmacien xam nañ ko wala phytothérapie pharmacien xam nañ ko mooy tam faj sa bopp si garab bi nutrithérapie du lenn loolu nañu faj suñu bopp si ferñeent yoo xam ne moom moo nekk si lu ñuy lekk parce que ferñeent yooyu moo am solo pour que lu ñuy tudd cellule mu mun a defar énergie bu doy pour yaram bi mun a fonctionner. ferñeent yooyu mooy mun a tax suñu yaram am vitalité bu doy pour mun a en fait faire face aux maladies lépp daal loo mun a tënk te yaram soxla ko mooy li ñuy wax énergie. te énergie boobu nag yaram bi mënu ko togg si loo xam ne amul ferñeent. donc ferñeent yooyu yu ndaw yooyu nga xam ne fekkatuñu ko presque léegi si suñu li ñuy lekk moom la ñuy wax nutriment. nutriment yooyu nag
moom mooy joxe lu ñuy waxee nutrithérapie mooy lan na nga faj sa bopp si li ngay lekk bu dee ñam bi am na loo xam ne moom la ñuy wax nutriment si période yu ñu koy lekk moment bi ngay lekk ñam bi dafa war a nekk ñam boo xam ne micronutriments yi war nañ fa nekk. loolu nag moo lay permettre nga comprendre ni boo toggee ñam bi rek wala nga transformer ko rek ferñeent yooyu du fa nekkati te su fa nekkatul rek da ngay commencer di sonal say cër. da ngay commencer di lottal say cër te bu cëri sonnee bu cëri lottee rek du ñu mën a fonctionner correctement. loolu mooy waral na nga gis facilement nit ki dem ba commencer di énergie am bu wàccee rek feebar yi fa lay commencer di jóg. feebar bu si mel ne diabète nga xamante moom la ñuy waxtaanee tey sax ki nga xamante dafa am diabète. am jafe-jafe ci wàllum lekk gi. nutrithérapie lan la ko mën a andi. waaw boo gisee tey ñun suñu liggéey gën a am solo moo tax ñu si insister bu baax parce que gëstu yëpp seetlu yëpp tey xam na ni diabétique yi lu ñuy lekk problème la. lu tax mu doon problème parce que ñun déjà suñu li ñuy liggéey te ñu koy wax index glycémique mooy li rapidité bu yaram bi ñam bi am pour yokk suukar si yaram bi bu ñu seetlee tey lu diabétique yi di lekk dañ fay fekk ñam yu bëri yoo xam ne ñam yooyu normalement diabétique waru ko lekk donc tant que diabétique bi nag mu ngi lekk genre ñam yooyu mooy lan mburu bu bëri bi mu ngi lekk pomme de terre bi mu ngi lekk ceeb bi ñetti ñam yooyu foo ko fekk si diabétique jàppal ni suukaram du mus a normal donc bu ñëwee nag si nutrithérapie dañ koy gën a expliquer woon ko ni ok feebar bi nga yor ñaari yëf moo koy gën a joxe mooy li ngay lekk ak stress boo xam ne moom ngay développer wala xalaat yu métti ak yu bon yoo xam ne moom ngay am léegi bu dee si wàllum lekk bi il faut nga comprendre ni yow tey li nga doon lekk moo tax nga diabétique donc munoo continuer soit peut-être da nga wàññi ne da ngay wàññi ñam yooyu yaakaar ni sa suukar day normal lenn rek la mooy boo paree tey sa yaram delluwaat am kattan bu mu doon am pour mën a togg suukar soosu il faut nga nangu ñu génnee yi ñam si li ngay lekk ñu jox la ñam yoo xam ne moom mooy indil yaram bi li mu soxla pour mu mën a tabaxaat boppam mun a dëgëralaat boppam mun a wàññi suukar soosu moo tax bu dee diabétique bi ñëw na déjà dañ ko wax li ñu leen di lekk loo pour ñun baaxul loolu déjà moom mooy premier problème changement lay doon carrément obligatoirement il faut ñu changer mode de vie diabétique bi mode de vie bu ñu koy yóbbu nag mooy vers une alimentation vivante saine une alimentation saine une alimentation fortement concentrée en micronutriments mooy lan ferñeent yooyu yu mën a tax yaram bi defaraat énergie am moom la ñuy nag yokk bu baax a baax si li nit ki di lekk moo tax ba plus aliments yoo xam ne nit ki bu koy lekk du ko transformer du ko togg noonu la koy lekkee parce que ñor na te ferñeent yi ñu soxla foofu lañ koy fekk noonu la koy lekkee léegi nag bu ko lekkee noonu yooyu mooy indil yaram bi mu mën a defaraat boppam mu mën a raxasaat boppam mu mën a yokk niveau d'énergie pour commencer nag di wàññi lu ñuy wax résistance à l'insuline. mais est-ce que loolu docteur nekk na processus bu facile parce que ñun xam nañ sunu ay habitudes alimentaires. bu fekkee légume la dañ koy togg ba vitamine yëpp day dee daanaka. exactement te tàmmuñu tamit di lekk fruits yu bari comme ni ñu ko diglee. mais est-ce que c'est facile nga xëy du jour au lendemain nga ne kii da ngay changer say habitudes alimentaires léegi lii ngay lekk bu ko defee nga mën a. waaw xam nga ku feebar day yomb parce que moom feebar na donc expliquer ko day gën a yomb si moom mu xam ni li mu doon lekk moo ko indil jafe-jafe yi. léegi il faut ñu woon ko ni si li ngay lekk mën nga si faj sa bopp na si naka mooy que yaram bi joxaat ko li mu soxla. parce que wér Adama bu la kenn yaram mooy wéral boppam bu ñu yaakaar ni garab mooy wéral non yaram mooy wéral boppam mais pour mu mën a wéral boppam il faut mu mën a defar niveau d'énergie ba mu delluwaat fu mu nekk il faut mu am benn vitalité il faut aussi mu mën a épurer boppam mun a éliminer déchets yoo xam ne moo fa nekk donc ku feebar pour expliquer ko loolu day yomb te day dem ba xam ni njëriñoom mi ngi si li muy lekk te bu ko defee en une semaine rek moom day gis sax déjà ay yéeg-yéegoo moo koy permettre mu xam kon li may lekk nii tey am na njëriñ si man par contre koo xam ne peut-être feebarul si moom day xaw a jafe tuuti pour changer ko ay comportement mais li ci gën a am solo mooy li ma wax toujours ñun lu ñuy waxtaanee moom la ñuy dundee dañ lay gëm won ni sa wér-gu-yaram si sa lekk la nekk sa vitalité si sa lekk la nekk sa am forme si sa lekk la nekk donc loolu nag tàggat la mooy li ma doon wax léegi ni malheureusement kenn mësuñu tàggat pour xam njëriñu lekk si suñu wér-gu-yaram kenn mësuñu tàggat pour xam ni yi feebar yi ñuy wax ni yëpp tey lekk bi moo ko indi te boo moytoo yeneen ñam yi rek mën nga tam nu mu tudd aar sa bopp si yenn feebar yi ba tax na ñu dañ ko wax toujours bu ñëpp xamoon lu ñuy lekk Adama bu ñëpp xamoon lu ñuy def diabète xëy na buy am du bëri tension du bëri cancer yi ngay dëgg ni yëpp si lekk bi la jógee mais c'est parce que tey mode de vie bu ñu tànn boo xam ne mode de vie qui est lié à la surcharge en sucre moo ñu yóbbu fee si problème yi ngay gis ni te problème de santé bu ñu jëlee cas spécifique témoignage bi ñu seetaan sànq ki nga xamante ne cela fait 16 ans muy dund ak diabète cas yu mel ni bëri nañ Sénégal ñoo xamante ne ëppal nañ sax 16 ans di dund diabète ñu ngi def traitement médical mais xëy na amaguñ si résultat bu ñu bëgg moom mu ngi expliqué ni bi mu tàmbalee nutrithérapie la gis vraiment changement gis na ne situation mu ngi amélioré parce que taux de diabète am kawe woon na mais bi mu
changer ni muy lekkee si la affaire bi daal di wàcce loolu naka lañ ko mën a expliquer. waaw de façon très simple parce que boo xoolee kooku déjà situation bi dafa xawoon compliqué parce que demoon na ba ay doses d'insuline yu élevé 54 unités xam nga ku koy jël par jour c'est énorme c'est ku xam ni insuline hormone métabolique la li muy itam def si yaram bi comme dégâts ñëpp war nañ ko mën a xam donc bu mu amee chance ba ñu boole ma ak moom bu ñu ñëwee itam dañuy toog waxtaan ma expliqué ko lépp ma ne ko nag tey nag boo buggee retrouver wala déjà parce que premier objectif mooy la li ñuy def ba wàññi dose insuline yooyu bu ñu commencé wàññi retirer yenn aliments yi yoo xam ne moom moo doon yokk suukar si moo taxoon nga gis ni chaque fois mu nee na glycémie mënutoon équilibré presque parce que mu ngi doon continuer di lekk ñam yoo xam ne moo doon yokk suukar si donc bu mu yegsee ñam yooyu laay retiré su ma ko retiré nag introduire ay ñam yoo xam ne moom mooy gën si moom moo koy indil loo xam ne moom mooy mun a defaat mu wàññi léegi progressivement si la ñuy def lu ñuy wax monitoring de la glycémie dañuy topp muy jël glycémie bi ñu xool bu glycémie bi wàccee bu baax ñu wàññi itam noonu la ñuy wàññee dose yi dem ba finalement mu retrouver situation boo xam ne presque comme ni mu ko waxee nii ñu mënoon a def intervention bu ñu mënoon a def comme presque cataracte la doon def demoon na ba perte presque vision bi léegi comme glycémie demoon na ba équilibré ba normal si lañ ko mën a commencé defal intervention moo ko permettre tey mu retrouver santé bu mu am bu weesoo diabète est-ce que nutrithérapie dañ koy recommander si yeneen problème de santé yi ak yenn pathologie yi waaw nutrithérapie en fait c'est pas lié à la maladie la nutrithérapie day concentré aussi lu ñuy wax la cellule les besoins physiologiques et biochimiques de la cellule parce que boo xoolee nutrithérapie lenn la science la boo xam ne moom laay wax toujours c'est une science pharmaceutique et médicale qui est basée sur la biochimie des cellules et la physiologie des cellules mooy lan la cellule bi soxla pour mën a liggéey correctement te que cellule bu nekk mën a jouer pleinement sa fonction si loolu rek la nit ki mën a amee rek léegi moo tax feebar bi ñun du loolu moo ñu amal solo tey boo ma fekkoon tey may wax ci cancer presque même discours bi laay wax su may wax ci maladie articulaire même discours bi laay wax su may wax tam ci beneen type de maladie presque même communication bi la parce que yooyu yëpp boo seetloo fi mu sosoo mooy fenn mooy li ñuy wax carence micronutritionnelle te carence micronutritionnelle bi fan lañ koy fekk mooy fu ñuy wax cellule donc ñun cellule bi moo ñu intéressé moo tax du matin au soir lépp lu ñuy liggéey c'est comment satisfaire les besoins de la cellule mooy tax nit ki mu feebar wala mu bañ a feebar si les besoins sont satisfaits ça se voit automatiquement sur la qualité de sa santé. loolu sax nit ki warul xaar ba feebar di dem déedéet parce que moo tax boo gisee ñun suñu communication mooy comment faire de telle sorte que nit ñi bañ a feebar. prévenir loolu mooy suñuy liggéey tey boo gisee wax ji yëpp lu ñuy def yëpp mooy nu ñuy jàppale nit ñi pour ñu bañ a feebar. te pour nga bañ a feebar il faut nga jox sa yaram moom li muy mën a am pour mën a bañ a feebar loolu mooy nutrithérapie. léegi ku feebar tam dañ lay jàppale pour xool nooy mener à partir de li ngay lekk pour rééquilibrer ces paramètres pour redonner encore de la vitalité à ton corps pour redonner de l'énergie à tes cellules. yaa ngi koy wax léegi nutrithérapie day répondre à un besoin de carence. Oui. bu ñu xoolee dans la société sénégalaise lan moo ñu gën a manqué yan carence la ñu. carence yi dafa bëri boo jëlee magnésium bi presque ñëpp a carence ya magnésium et le magnésium intervient dans presque plus de 300 réactions biochimiques boobu rek bu manqué si nit rek presque lépp lay perturbé niveau d'énergie bi bu mu fam amul magnésium ce niveau d'énergie day wàcc soo ñàkkee fer da ngay def li ñuy wax anémie soo ñàkkee nu mu tudd potassium loolu moom boo jëlee diabète bi chrome boo xam ne moom la pancréas bi di defar moom la ñuy fekk en déficit chez les diabétiques parce que chrome boobu dafa am solo ci métabolisme de l'insuline donc bu pancréas bi ñàkkee chrome boobu rek day infecté day affecté considérablement activité pancréas bi donc loolu tam carence la boo xam ne wala déficit la boo xam ne bu ñuy retrouver chez certains malades donc nutrithérapie liggéey mooy ni ngay defee à partir de l'interrogatoire à partir du bilan biologique pour mesurer ou bien identifier ces déficits après nga corriger ko par l'alimentation pour rééquilibrer tous ces paramètres-là. correction par l'alimentation dañuy seetaan beneen témoignage koo xamante ne ni grâce à la nutrithérapie dafa gën a rajeunir mun nañ ko waxee noonu. amaana sax bu ngeen ko gisee léegi di ngeen si rendre compte parce que elle ne fait pas son âge comme nuñ koy waxee ñu seetaan élément bi dellu si waat. bàyyiwuma woon xel importance bi lekk am ci santé wu nit importance boobu bi mu am bi nga xam ne lii docteur Tamba moo ma ko jàngal dimension boobu xaw ma ko woon xaw moo ne sama àddina mun na renverser wu chambouler wu totalement parce que dama changer ma manière de manger soxna si man su ma yeewoo tey eau alcaline bi mu doon wax moom laay naan bu ma paree ci eau alcaline bi ma naan sama jus d'agrumes limon ak pamplemousse ak orange su ma ci paree man lekk sama smoothie bi nag ay fruits plusieurs fruits lay doon bu ma ko lekkee du ma añ
damay toog ba ngoon bu may añ ngoon laay añ ay 7 heures 8 heures yooyu laay añ donc damay def du jeûne en alternance ngoon par ngoon laay lekk ba pare damay woor lundi ba ak jeudi damay woor parce que koor garab la aussi docteur Tamba daf la koy wax koor aussi dafa baax ci nit ci organisme donc man dans ma tête comme ni ma ko doon waxee sànq man li ma année prochaine ma am 70 ans année prochaine ma am 70 ans mais damay bondé man sama lépp dama ko accès ci lekk bi du ma lekk n'importe quoi du ma naan n'importe quoi produits industriels yii nekk ci kii yi sur grande surface yi dama koy romb foofu dem ci fruits et légumes nag lu mu am rek fu mu des rek maa ko fa bàyyi parce que du ma li may dépensé mënu ma leen wax budget bi ma am ci fruits et légumes luy faj rek laay lekk du ma lekk ay yoo xam ne yu dee yi nga xam ne goût bi fii ba fii rek la après li ci des yëpp ay problème la ngay dem di fay ay médecin ñu lay defal ay ordonnance ngay jëndi ay garab man du ma naan garab garab yi mooy li fruits et légumes yi may lekk nii mooy samay garab. Docteur mu nekk soxna boo xamante ne nee na 69 ans la am mais boo ko xoolee doo ko yaakaaree grâce à la nutrithérapie. waaw xam nga tey ñun suñu liggéey moo tax nga gis ñi def ay session de coaching ay session d'accompagnement lu ñu gëm mooy nit mën na màgget te du feebar léegi nit ñi dañu war a dugal seen xel ni mën nañu màgget et être en bonne santé loolu nag dafay soxla nit ki mën a toppatoo yaramam dafa fekk day laaj tam nit ki xam lu muy dugal si yaramam boo ko gisee tey bu la xool âge am doo ko gëm li waral loolu mooy mi ngi toppatoo biir yaramam yaram baa ngi set si biir yaram baa mu ngi koy dundal loo jox sa yaram comme mu doon ay lekk ñam yoo xam ne moo lay dundal day feeñ si yow parce que màggat wala vieillissement carence la signe de carence la mooy lan sa yaram mii dañuy dem di puiser ses réserves donc bu ñu puiser réserve yi mooy tax nit ki vieillissement bi ñu accéléré ko par contre bu dee yow chaque jour yaa ngi régénérer ses cellules yaa ngi lekk loo xam ne mooy ñoo permettre ces cellules ñuy defar seen bopp ñuy raxas seen bopp mais macha allah da ngay commencer di mettre parce que ñun suñu gëm-gëm mooy il faut que ñu mën a vivre plus de 100 ans et être en bonne santé. mooy lan il faut qu'on vieillisse bien. qu'on vieillisse en bonne santé pas de maladie. parce que tey dem nañ ba gëm ni nit dafa war a feebar non. yàlla sàkkuñu Adama yàlla defaruñu pour ñuy feebar yàlla dafa ñu defar pour ñu am wérgu yaram. te pour nga am wérgu yaram yaa koy sàmmul sa bopp yaa koy sabablu mooy da ngay xam lépp li ngay dugal sa yaram ndox bi ngay naan ñam bi ngay lekk xalaat yi ngay am loolu moo lay permettre nga mën a dund sans maladie parce que loolu mën na nekk te ñun suñu ngëm-ngëm la. waaw wax nga ko léegi sax ni nga xamante ne ni moom la ñu war a mën a lekkee changer suñu façon yi lekk mën na changer lu bëree bëri suñu organisme xanaa dellu si waat si nu ñuy lekkee fii ci Sénégal. nan nga ko gisee. non lekk bi moom fépp la du Sénégal rek. parce que le cas spécifique du Sénégal mooy lan suñu façon toggin. mooy tax ba léegi lu ñuy lekk moom la ñu wax aliment transformé. ñam bi boo ko toggee mu def presque 2 heures de temps 3 heures de temps nga koy togg lépp luy ferñeent presque te ñu soxla ko te ñu koy tuddee micronutriments nekkatu fa parce que boo dépassé 40 degrés ñam bi presque li ci am solo nekkatu fa. ba tax na boo yekkee liñ bu jox ñi ñuy lekk lu ñuy lekk loolu yëpp pour feesal seen biir la mais yaram bi cër yi amatuñu gisatuñu si seen bopp. loolu mooy tax bay bu ñuy plus ñuy màgg suñu cër yi day dem ba lott parce que ñun la ñuy lekk boo commencé ndekki bi añ bi reer bi yëpp ay ñam la yoo xam ne loolu la ñuy tuddee aliment transformé te boo transformé aliment bi malheureusement ça devient ce qu'on appelle un aliment mort. parce que lan amatul luy dund si ñam boobu donc boo ko lekkee mënul dundal say cër. te cër luy dund rek moo ko mën a jox li mu soxla moo tax tey boo waxee Sénégal lu tax feebar yi gën a bëri moo tax nga gis tension yi di gën a bëri. diabète yi di gën a bëri hypertension dëggal mu tudd AVC di gën a bëri cancer yi di gën a bëri parce que ñam yu ñuy lekk doonatul ñam boo xam ne mooy tax. nit ki war a même obésité mooy point de départ bi boo gisee nit ñaa ngi pata. ñu ngi am poids yooyu nag mooy indi feebar yi ngay dëgg nii yëpp. ñu yaakaar ne ils sont en bonne santé. malheureusement parce que li ñuy ñàpp moom lay wax toujours la santé c'est la maigreur. santé wér-gu-yaram ak sew la pata feebar la nañ nit ñi góorgóorlu bu dee bëgg nga xeex pour am wér-gu-yaram li nga war a njëkk a xeex mooy bañ a am yaram parce que bañ a am yaram mooy wane ni sa yaram set na sa yaram si biir lépp jaar na yoon loolu moo lay permettre nga mun a mais boo paradoxalement boo jeexee dañ naan xanaa dafa feebar. waaw parce que loolu ñàkk xam la moom la ñuy wax ignorance bi moo ñuy lor lu tax ignorance bi lor ñu parce que Sénégal dañu foog ne taar mooy am yaram boo tax na yéen jigéen ñi par exemple
ku si sew rek ñu ne ah sa sëy neexul wala sa kër neexul ba mooy pousse sax nit ñi léegi boo xoolee boo demee di si pharmacie li nit ñi di jënd si garab yi leen di may yaram mënoo ko xam doom yooyu la ñuy jël pour mën a am yaram alors que xamuñu ñi ngi gaañ seen bopp conséquences yu métti tey ñu ngi nii ñu ngi wax cancer mais xeex bu njëkk ak cancer mooy xeex contre l'obésité ak le surpoids. Docteur gis nañ ne Sénégal feebar yi bari nañ léegi yaa ngi koy wax sànq ba tey di diabète hypertension yenn cancer yi ak insuffisance rénale yu demee noonu lan lañ war a changer selon vous suñu façon ngi lekkin privilégier yenn yi bàyyi yenn yi nga xamante ne nii chaque jour. waaw boo seetloo tey li may wax toujours rek urgence la sax pour nit ñi comprendre ni war nañu changer suñu mode de vie bi dafa imposer ku nekk xam tey ni. feebar yi war du jóge si biti feebar yi si suñu biir yaram la jóge su nit ki toppatoorul biir yaramam moom loolu mooy yombal feebar yi mën a développer facilement léegi nag loolu lu muy laaj mooy bés bu nekk soo yeewoo Adama da nga war a xam avec conscience lan ngay dugal sa yaram il faut say cër ñuy dund cër yi nag pour ñuy dund il faut nga jox leen ñam yoo xam ne mooy ñam yoo xam ne mën nañ ko dundal mooy lan fruits yu bëri légumes yu bëri mais te légumes yi boo koy togg du doon comme nit ñuy toggee légumes yu Sénégal il faut soit nga def ko à la vapeur wala nga sauté ko wala nga def ko cru parce que si état boobu ngay mën a fekk ferñeent yoo xam ne moom mooy amal solo yaram bi pour mu mën a toggal ba pour mu mën a am wér gu yaram donc tey pour ñëpp jox war ko jàpp lépp mu ngi si li ngay lekk mais dafa laaj nga changer xam ni lépp pour nga mën ko am tam il faut nga changer li ngay lekkee parce que loolu moo lay mën a permettre sa yaram mën la jox li nga bëgg. mais bëggoon naa xam tamit ndax nutrithérapie est-ce que diabète mën nañ koo guérir si nutrithérapie. mais du benn du ñaar et puis commencer aussi man parce que peut-être bu ma waxee des gars yi dañuy yàgg non. du lu ma créé non. c'est mondialement aujourd'hui appliqué du fii aux États-Unis en Europe partout et c'est parti en fait de ce qu'on appelle la chirurgie bariétrique mooy nan ñoo xam ne dañuy am poids ba mu ëpp ñu defal leen chirurgie bu ñu leen defaree chirurgie bariétrique mooy dañuy wàññi li ñuy lekk wàññi lekk boobu moo wane ni après seen diabète sax day dem ba disparaître si loolu la nit ñi commencé gëstu en Angleterre am na étude bu bëri bu ñu ci def au niveau d'un médecin qui def étude boobu moo wane ni bu ñu wàññee apport calorifique bi dafa permettre ñu corriger nu mu tudd diabète bi te ñun tey dans la pratique dès qu'on change le mode d'alimentation on voit que tous les paramètres se régulent donc noonu ngay def di wàññi dose médicament ba nit ki dem ba foo xam ne soxlootul médicament léegi ku soxlootul médicament am mode de vie boo xam ne permettre na ko mu bañ a amaat suukar loolu ko wér na léegi naa ñu ñëw polémique ndax diabète mën na wér ou pas mais ñun si certitude la par rapport à notre niveau ku xam luy énergie cellulaire ku xam luy vitalité cellulaire ku xam luy importance micronutriments rien que le fer boo jëlee fer carence en fer ça te donne une anémie quand tu corriges la carence en fer tu corriges l'anémie quand tu prends aussi une carence en magnésium tu corriges presque 300 réactions biochimiques donc nga war a comprendre bu ñu ne non nit ki mënul faju ak nit ak li muy lekk ñàkk xam la te maintenant ignorance sax mënul yegg foofu parce que boo xamee lu biochimie cellulaire boo xamee lu physiologie cellulaire waratoo sax poser sa question si un apport conséquent en micronutriments permet de corriger beaucoup de paramètres biologiques. am na solo ñu ngi lay jaajëfal en tout cas bu baax a baax docteur Kéba Tamba si li nga defoon suñu invitation tey. merci Adama maa ngi lay gërëm yaakaar ni waxtaan bi dina amal njëriñ population bi parce que pour ñun tey éducation nutritionnelle la ñi war a gën a def daal. am na solo yéen itamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax si li ngeen àndoon ak ñun ci Décortica Santé fii ci ITV di leen jox dig daje fii léegi fukki fan ak juróom ngir beneen numéro. Décortica Santé.